sallallahu alayhi wa sallam ñun te muy sunu yeneen taha rasul borom barrière or ba ca Médine xam ngeen ne nag gàmmoom gi fii dañ ko baaxoo daan ko amal Cheikh Tidiane fa ci mel ne dëkk bu sell ba di Tiwaawan ren nag kilifa ga di Serigne Babacar Sy Mansour ñu koy ñaanal borom bi gën a dëgëral taxawaayam jël dogal te ku nekk xam na ni li mu wax itam ci mbas meek ak na mu demee waaye itam terewut ñu def ci ay taxaw seetlu yu am solo di fàttali rek sunu téléspectateurs yi ne on a une équipe actuellement sur Tivaouane Habib Faye mi ngi fa noonu itam lañ ko amee ca Medina Baye lañ koy fas yéene amee ca Medina Baye ci gàmmuwaat bi ndax télévision Futurs Médias Miroir du Sénégal mais loolu yëpp nag day dugg ci discussion wu tey bi waxtaan bi muy gàmmu Cheikh Tidiane nga dalal professeur Jim Dramé. Voilà Jim Dramé professeur Jim Dramé nekk suñu invité nekk fële chercheur à l'IFAN nekk auteur tamit livre bi di tuddee le Daara de Koki professeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. déjà sax ci xam naa ni téere bi la ñuy commencé le Daara de Koki lan mooy quintessence bi lan moo nekk ci téere bi. ci gàttal mooy daal dund ak jaar-jaar ak liggéey benn figure islamique ci Sénégal sëñ Amadou Sakhir Lo nga xam ne dundam yëpp daf ko jël au service de l'islam mooy jàngale yar tabax doomu adama nga xam ne mën nga jëlaale livre bi sax nga xam ne bi muy gane àdduna en 1903 ba bi muy génn àdduna en mars 1988 léppam da ko jox diine ji ak yar ak jàngale yar préparé doomu aadama ba nga xam ne dana nekk ku utile kuy jëriñ famille xeetam diineem même umma bi yëpp fexe ba nga xam ne ku génne ci daaray Koki doo sonal kenn loolu moo doon jubluwaayam fexe ba nga xam ne ñëpp dañ nekk benn du am benn différence ci wàllu confrérie ci wàllu ethnie ci wàllu politique ci benn côté mooy moom laa jagleel téere bii comme yàlla def na dama génne daaray Koki dama nekk un pur produit de l'école de coranique un pur produit de l'école de Koki moo tax ma ne kon naa def gëstu ci Koki jéem a jàngat suñ sëriñ bii yàlla ko yàlla yërëm wane li nga xam ne moom la liggéey ci l'islam bi nit ñi xam ko moo tax mu génne ko ci tubaab bi ak ci arabe bi ndax ñiy jàng arabe mën ko xam macha allah muy lu am solo professeur Jim Dramé l'enseignement arabo-islamique au Sénégal daara de Koki moom mu génne fa am également yeneen kàngam tey Cheikh Tidiane yoo xam ne c'est des exemples ci seen ay domaines nekk ay doomu daara mu dellu si waat ci solo njàng ak jàng justement daara yu Koki bi sax ngay wax lan la def ci yow lan lay def ci doomu aadama tey ji bu mu mën a nekk modèle ci société bi ba li mu def ci man xëy na lépp mënu ma ko wax waaye xam naa ne daal Koki formé na ma dama daan dégg benn bis Abdou Diouf l'ancien président mu wax ne si je dois beaucoup à Senghor c'est parce qu'il m'a tout donné loolu moom laa jël appliqué son bopp si je dois beaucoup à Koki parce que Koki m'a formé Koki boo fa demee la nga fay jàng ci alxuraan ak xam-xam bi moo gën a néew ci formation bi waaw formation bi nga jëlee Koki alxuraan bi ak xam-xam bi moo ci gën a néew mais nim lay jël waajal la xamal na la yow doomu aadama nga doomu aadama dafa war a fexe toujours muy fexe bokk ci nga xam ne dañuy jëriñ seen askan fekk ñi nga xam ne duñu sonnal seen askan loolu yaakaar naa ne bokk na ci formation bi nga xam ne Koki daf koy assurer ci le sortant de Koki du rek Koki tey boo doon xool daara yi génne daara yu mag yi ci biir Sénégal li même mission bi la moo xam nga dem Fouta moo xam ne nga dem Madina Njaaj bi moo xam nga dem Jaamal Saloum Daaru Salaam Nioro Touba Tivaouane foo dem daara yi ba dem Bamba Moodu yooyu yëpp même mission bi la c'est daal jël nit ki waajal ko tabax ko former ko ba nga xam ne ëllëg fu nekk dana bokk ñiy jëriñ waaye du sonal kenn très bien loolu nag mooy suñ sëñ bi suñu Amadou Sakhir Lo yàlla may na ko ci ndam ndax daf ko def ak volonté ak ixlaas sellal sincérité yàlla daan ko ñaan tamit nag def naa ne man maa ngi ñaan sama daara ji nekk daara ji nga xam ne day nekk xeetalikukaay mujjug jamono
kon loolu moo tax dès maintenant may ñaan képp ko xam ne sénégalais nga autorité comme bu dul autorité tamit daara Koki dañ ko jël jàpp ne daal ñëpp a ci war a jàpp ñëpp a ci war a taxawu parce que dafa nekk benn bien public boo xam ne askan dafa nekkal amul couleur politique amul couleur confrérique amul couleur ethnique yii nag ku ci mucc rek da ngay nekk benn bâtisseur boo xam ne benn régulateur social boo xam ne ñëpp la war a taxawu rawatina nga xam ne nag ak lu muy Koki avec ses plus de 4000 talibés kenn du fay dara là aussi benn aspect la boo xam ne Cheikh Tidiane Diawo ak soxna si yéen ñëpp sëñ Daouda képp koo mën a def benn campagne pour taxaw daaray Koki war nga ko def parce que ku ko def yàlla moo lay fay. c'est une cause très n'est-ce très pas noble. Serigne Mboup je pense que Serigne Koki la génne ñi fa jaar bëri na. di leen faral di jàppale saa su ne. moom itam day def ay liggéey bu am solo waaw Adja Daouda. waaw professeur man damay laajte parce que daara Koki dama na ba nga xamante ne même bu fekkee ni sa doom bëgg naa të waaw boo ko daan tiital da nga naan ko dama lay yóbbu daara Koki loolu dëgg la loolu lan moo ko waral est-ce que c'est parce que dafa amoon ay sévices yi nga xam ne dañ ko daan def ba nga xam ne dinañ mën a noot xale bi ba du jàdd koñ wala ci enseignement bi moom moo nekkoon enseignement bu nga xam dinañ def ba nga xam ne dinañ defaraat nit wax nga dëgg bokk na ci barkeel c'est-à-dire gis nga doomu aadama buy sàkku dara boole ci sellal ëllëg dina tax ëllëg mu barkeel sunu sëriñ bi si ama saxiloo bi muy sàkku di jàng fépp fu mu jaar rek da daan sàkku wàlle barkeel xëy na sa différence bi léegi diggante peut-être école tubaab bi ak daara ji pay bokk na ci différence yi mooy xale buy jàng ci daara ji en tout cas surtout bu njëkk day góorgóorlu jox respect yi à 100% ki ko jàngal c'est ça fonk ko teg ko jox ko cër bi mu ko war a jox dem na ba muy jàng léeg-léeg day bay ba nawet bi pare li mu am yëpp mu jël ko saraxe ko pour sàkku barke kon barke boobu topp na góor gi bi mu ubbee daara ji en 1939 ba nga xam ne mu siiw ci wàllu jàngale ak ci wàllu yar ñi nga xam ne nag ñoom mel nañu daaray Koki ñu ne daaray Koki dafa naqari parce que booba temps xam nga lekk yombul ndox yombul bu ko defee ñi nga xam ne xamuñu daara ji dañu yaakaar ne xale bu fa demee day tumaranke loolu nag mu nekk ci esprit doomu aadama yi yaakaar ne ku fa dem léegi doo lekk doo naan wala yow dañ lay duma or ma ñëw foofule marabu bi bokk na ci innovation de taille yi mu def bi mu ñëwee bi mu créé daara ji en 1939 daf ne ak lu métti sa taalu bu ko dóor sàccuma corporel bokk na ci li njëkk a tere mais ne même bu la waxee ne sa maam day jóg guddi vous comprenez sa maam day jóg guddi le terme waaw bu ñu ne sa maam day jóg guddi boo xam ne kenn nangu ko kenn nangu guddi sax bul dóor taalibe bi ñëwal wax ma man dinaa ko corriger te xam naa ban correction lay def du ma ko dóor du ma ko gaañ du ma ko damm kon benn changement corporel daf ko teel a tere depuis 1939 alors que boo demul kooku da ngay defee daara ñoom dañ lay dóor rek di la sonn kon loolu bokk na ci bokk na ci li tax léeg-léeg bu ñu la yóbboo Koki sëñ bi daara ji dina réussir à te former moo di ne dafay nekk ci benn climat boo xam ne da ngay ñëw fekk sëñ bi mu nekk ku modeste da ngay ñëw ci buntu daara ji bu muy dund nga ne ana sëriñ bi mu la yàlla ci biir laajte ba laaj tax taalibe yi nga dem ñooy leen moom waroon mu toog noonu ci buntu daara ji toog ci suuf donc modeste boobu boo ñëwee ñu yar la ci ñu jëlee la fekk yaa ngi bàyyee ko peut-être ci dëkku taax yi am nga yaa ngi doon dund benn façon boo xam ne nii nga ñëw ne man ka nekk li mu doon defi ay caaxaan la woon nga beneen aspect bi nga fekk say morom yoo xam ne yéen toll ci at yi yàqu mag foofu mokk na alxuraan mu ngi jàng mu ngi góorgóorlu am volonté am yar bëgg a réussir addunaam nga ne man ka ndekkee ci pertement la nekkoon donc c'est des critères waaw lii mooy expliquer li taxoon bu ñu yóbboo xartaala bi Koki yàlla dimbale ko mu nekk beneen doomu aadama jàng alxuraan mokkal ko am na ci exemple yu bëree mais cela ne signifie pas que Koki c'est vrai que météo na ci wàllu ñàkk ndox ak dund bi ndax xam nga ne taalibe yi bëri te du fayeeku dara besoin yi bëri mu nekk zone bu xaw a sori ngóog loolu leen ay facteur la woon waaye nag yàlla bu
fekkee ne da nga ko gëm wóolu ko foo nekk lu mu sori mooy ñëw fekk la fa. lii moo am tey ci Koki. ndox mi doy na fu mu nekk fa tabarakallahu dund bi am na comme neex fu mu nekk ni doo yelwaan benn yoon ca daara ji ngay nekk lépp fekk la fa añ reer ndekki ndox mu doy donc lépp courant bi danaa ñëw fa encore parce que bu ñu demee ba nga xam ne courant Koki ñaari weer kese ñu fay si 2 millions de francs CFA là également Sénélec ak lii Koki liggéey ci Sénégal war nañoo xool aussi ban position par rapport ak Koki. nañ ci war a am. voilà responsabilité sociétale d'entreprise. waaw loolu sax mooy ci modernisation bi j'imagine que xaw nañ ci am ay jéego yu am solo mais globalement naka la ñu war a mën a moderniser daara yi fii ci Sénégal. Globalement moo di ne il faut ñu am benn volonté politique d'abord. Pourquoi parce que xam nga ñun dama ko yàgg wax fi ñu amee peut-être faux départ entre guillemets moo di ne bi ñu amee indépendance dañu waroon a fexe accompagner daara yi. daara yi ñu ngi fi depuis junne at di liggéey dégg nga am na fi benn école tubaab bu ñëw booba temps matugul après 150 ans moom la fi am mais ñu jël favoriser école tubaab bi bàyyi daara ji côté bële jéemu ñoo xool li muy liggéey jéemu ñu ko accompagner jéemu ñu ko dimbale sànq bi ma ñëw maa ngi dégg ci oto bi benn autorité boo xam ne mu ngi ci ministère de l'éducation nationale nee na actuellement am nañ 10 000 écoles primaires 4 000 collèges d'enseignement et 300 lycées est-ce que mën na laa wax benn statistique ci daara yi il peut pas est-ce que tabax nañ lu mat 1000 daara defuñu ko fu mu nekk nii ñu ngi sant nguur gi fi nekk ndax lu mu boni tabax nañ 64 daara ñu ne 32 yi public 32 privé waaw mais normalement li jaadoon mooy au niveau national région bu nekk am politique bu wóor chaque année ñu tabax fa au moins 100 daara nga xam ne da ngay inonder le pays ci wàllu daara xale yi nga xam ne mënuñ dem ci école ba li mën a jàng ñi bëgg def seen choix ci daara yi nga xam ne au moins fii léegi fukki at da nga am plus de 10 000 daara au niveau national soxna si waaw xam nga ne daara au Sénégal dafa nekk facteur de stabilité gis nga daara yi nu muy gën di yaatoo Sénégal ñuy yar xale yi xamal leen ne bul jël yëfu jàmbur bul sàcc alalu réew mi ñoo ko bokk lépp loo xam ne moom ak bu ko jëlee yow ma xayma di nga ko fay mu ancré seen esprit yi. nga jaamu soros jaamu yàlla. waaw loo deful ci sa bàmmeel doog fa fekk. waaw ni ko suñu mag ñi daan defee ba nga xam ne sax moo tax ñu créé gàmmu. yii bu amoon fu mu nekk nii ba Sénégal xale yëpp am éducation bii dugal ko encore ci école publique bi. violence yi ñuy dégg day gën di wàññeeku. plus les daara se multiplient au Sénégal moins la corruption et les violences se manifestent dans ce pays. et en plus sax dafa am incidence ci xale même ci jàngam ci école publique comme ni nga koy wax en général. ñi nga xam ne dañoo maîtriser Coran ce sont d'excellents élèves. dama nekk daal sax ñaari exemple dama mos am temps ma doon jàngalee comme prof d'arabe vacataire quoi au cours Sainte-Marie de Hann. préfet bi ñoom préfet la ñuy wax ki yor affaire yi 3e 4e le préfet moom sax du julli d'ailleurs mu ne dafa def benn constat les meilleurs élèves ci moom secteur bi mu yore mooy ñiy def arabe bi ak ñiy def latin c'est-à-dire boo demee ñun am nañ benn daara suñu mag moo ko yor fële ci Nioro ab suñu Ablaye Dramé daara bi ca Nioro xale yi dañu boole français bi ak alxuraan bi dañuy jàng fajar ay 5 heures du matin 7 heures 8 heures ñu dem jàngi ñëwaat boolante ko ba ci lañ nekk bu am bac ba moo ko alxuraan mais sama benn doom nee na ma foofu daara ji école bi ñuy jàngee taalibe yi bu ñu defee ay kii fin de examen yeeg seen composition yi bu ñu ko defee waa daara yi dañoo jël ba pare jël ba pare ñu leen doog a ñëw bu voyez am na sax ñoo xam ne léegi voilà am na ñoo xam ne sax fu nekk ni xëy na sax du rek bëgg alxuraan bay pour xale bi am note bu baax a baax ñu ne xaaral ma dem jàng alxuraan tax mu mën am note bu baax vous voyez donc moo tax ko demee ne Amar Samb nekkoon directeur l'IFAN nekk un produit du daara
vraiment professeur très connu au Sénégal daf ñu daan daf benn article dans le bulletin de l'IFAN nee na daara yi tout est positif bu fekkee jaaroo daara nag doo mën a comprendre li mu wax mais nee na daara yi lépp a baax njàng ma yar baag formation baag dafa ab diir nga génn rek xale bi c'est-à-dire capacité bi ngi am boo génnee ci daara yi ce n'est pas parce que ba nekk un produit de daara mais c'est une réalité jëlal ñaari xale ñu am tolloo ci ay at kii def na daara peut-être juróom benn at fukki at kii def na école publique wala fukki at nga boole leen utal leen visa yóbbu leen Espagne wala États-Unis ne leen cëpp bàyyi leen ci dëkk bi. voilà même duñu c'est pas parce que ci plateau bi la nekk ñu koy wax mais Fati soo gisee ñu bari naw ko ni mu mel éducation daara bi ci la bokk. boo leen bàyyee ci dëkk bi ah bàyyi laa juróom benn weer génne ci daara ji dina toppatoo ay mbiram ba mën koo far moom. vous voyez parce que formation du benn quoi. voilà léegi dañuy ñëw ci Mawlud bi nga xamante ni tey jii lañ koy célébrer origine bi ak sensu célébration bi lan la. gis nga suñu mag ñu baax ñu fi nekkoon. nañ ñaan yàlla fayal ñu leen. amiin yaa rabbi. c'est-à-dire ñoom dañoo ñëw ci contexte boo xam ne fii Sénégal. dafa métti woon ceddo yaa ngi fi colon baa ngi fi ñoom ñaar kenn ku nekk di xeex islam bi. léegi nag ñoom amuñu ay force wala ay armes yu leen mën a may ñu xeex ko. c'est vrai am na ay tentatives ku mel ni suñu maam Cheikh Omar waaye gannaaw gi ñu ne léegi nañ xool le jihad pacifique. jihad pacifique boobu nag c'est un tout. bokk na ci nga seet ay stratégies yoo xam ne da nga koy def ay pexe. ba nga xam ne léegi ceddo bi lam daan tànq ci xale yi ak ci Sénégal yi ñu fexe ñun bay koy récupérer. colon bi ñu fexe former ñoo xam ne colon bi du leen mënal dara. du leen gëmal ne yéen suñuy maam ñoo gën seeni maam daara ji bokk na ci boo gisee autorité coloniale xeex daara ji boobu muy dem mënulu ko dara dafa xam na ne kii daara ji formé moom du am benn complexe ci kanamu tubaab bi wala kanamu koo xam ne dafa yor civilisation occidentale donc loolu moo taxoon suñu mag ñi fi nekkoon bokk na ci Alaaji Malick Sy même avant moom sax xëy na gàmmoom ci moom la siiwee la commencé Seydi Hadj Malick waaw suñu maam Alaaji Malick Sy ci teewoon waaye avant loolu bi fi tariqal xaadir ngay ñëwee xam ne moo fi jiitu yàgg depuis ñu ko créé fële ca Irak ca Bagdad am ñu wax loolu Jeylaani ñii ne Jeylaani ca Irak ñii ne Jeylaani ci Iran de toute façon yàgg na bi ñu ñëwee fii ñuy commencé am ay méthodes yu ñu am bokk na ci nag bi tijaan yi ñëwee au Sénégal ñu ne bokk na ci li ñu def mooy nañ créer ay daara nañ jàngale waaye tamit nañ ut yeneen méthode pour téye suñuy disciple bokk na ci gàmmu ndax gàmmu xam ngeen ne terme bi rek du sax l'islam du sax arabe du mu arabe waaw comme terme local la ndax ñi fi nekkoon ñoo daan am ay xeexoo yu ñu daan def di dajee di fox di fo métti yonent bi nag loolu lii suñ mag ñi ñu ngi ko jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent bi jamonoy islam balaa l'islam di ñëw dafa fekkoon ni Makka Kaaba ga gars yi daan nañ ko wër di aj waaye à leur manière à leur façon moo di ne maa kaana salaatum indal bayti illaa mukaan wa tasdiya c'est-à-dire dañ daan dajee rek di fo rek di fecci du naan lu leen neex yonent bi mu ñëwee fexe ba daal di changer complètement contenu bi suñu mag ñi fi nekkoon nag Seydi Hadji Malick Sy dafa fexe ba changer bàyyi terme bi bu leen wooyee ñu mën a ñëw mu changer contenu bi ba nga xam ne day nekk benn contenu islamique. jële fi pom yi jël indi jaamu yàlla mu remplacer pom yi boo ñëwee te nag de manière simple nu mu commencé moom ak suñu maam Alhaji Rawane Ngom suñu maam Tafsir Abdou Maram Cissé Pire dañuy jël kaamel bi rek séddoo ko rek. séddoo ko kii jël xaaj kaw kii jël xaaj suuf. di dem rek dama ko ñëw rek man gis naa ne baaxoon na sax ñu jéem a encore indiwaat cosaan façon gàmm boobu la ndax léegi am nañ xale yoo xam ne fu mu nekk ne fa tabarakallahu mu ko ne alxuraan bu baax a baax ñu jël leen guddi gi ñu dem ak a ñëw dina tax ëllëg xale yi gën a góorgóorlu ci alxuraan bi waaye tamit bu tax dañu lay jël pour le sens Cheikh Tidiane gàmm bi bu ñu lay guddi gi waxtaanal ci le prophète mooy kan
juddu jaar-jaaram li mu jànkuwante ci ay coono yooyu ça c'est des leçons morales mu leçon yooyu nag moo la dimbal ëllëg yow nga nekk koo xam ne da nga mën a supporter da nga mën a subir di nga mën a muñ di nga mën a muñlante doo ñu ne la lii moo doon jikkoom parce que dañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam dañ laaj lan mooy jikkoom ñu laaj ko yonent sayyidatuna Aïcha mu ne kaana xuluqu alquran jikkoom mooy alquran Alaaji Malick tamit wala ñu mel ni moom dañuy feexe ba nga xam ne bu ñu paree si yow sa jikko day nekk alquran loolu moo taxoon ñu créé gàmmu gi créé du mel ni wasifa jox la ay dog ay azkar ay nawafil dañ lay occupé doo am temps dem naan di damyee fii wala def lii donc c'était un combat boo xam ne da koy def mais professeur waaw am na ñu nga xamante ne dañuy dingat gàmmu waaw parce que dañ jàpp ni biddaa la waaw loolu dëgg donc dafa nekk lu nga xamante ne dañ ko yokk ci diine ji te lépp lu nga xamante ne yokk nañ ko ci dañ jàpp ne bokkul ci diine ji ñooñu lan nga leen di doon bidaa ci arab mooy lu bees mooy nouvelle création ou innovation bidaa foofu la tontu moo di ne man sama gëm nga man bidaa lu bees mën na rafet mën na ñaaw man dama gëm ne su fekkee ne man maa ngi seet benn bis ne damay woo ñoom Cheikh Tidiane ñoom ñëpp ñu ñëw ma seet ay xale jàng ay kamil ma seet ay benn conférence yi mu def benn conférence waxtaan ci lislaam xam lan la lislaam di santaane ñu xam lan la lislaam di tere su fekkee ne loolu def naa ko lu bees la xam nga lu bees la waaye si sama gis-gis lu bees boobule mën naa gindi ay doomu aadama mën naa tax doomu aadama yi yu bëri ñu nekkoon ñu ne amee chien lii ka ndeke baaxul ma bàyyi ko kon loolu mooy tontu ñi nga xam ne dañ ne bidan la waaye bidan bu rafet la waaye nag positif même suñu maam Alaaji Malick Sy ba mu koy kay tamit dafa jël ay garde-fou dégg naa sànq bi ngay wax avec sa explication vraiment bu leer gën a gars yi politiciens dañu jël ay garde-fou Alaaji Malick Sy dafa jëloon garde-fou dafa yëkkoon dafa ne isa lam yakun naxwal odoli isa lam yakun nawal xaraami odolul maa ngi ñëw leen ngeen gàmmoo si nu mu gën a bëree baax na su fekkee nag du am benn ku ci jadd di raas déem leer na ñëwal jàng alxuraan ni may def ñëwal def say nawafil julli ba bës set ñëwal def say azkar say wird ba fajar nga ñibbis fa ngay dekoon su fekkee nii la nañ gàmmu su fekkee du nii nag bu baax ku ci def yaay assumer say responsabilités. voilà te loolu moom c'est positif te yëf yi dem nag ba law ci kër diine yëpp fii ci Sénégal Medina Baye Tivaouane Ndiassane fu mu jógee moo di ne gàmmu Alaaji Malick Sy foofu daan fi def benn rectification parce que ñu bëri dañuy wax ne premier gàmmu date de 1902 or Alaaji Malick Sy da daan bàyyi ko njar ne di ñëw Tiwaawoon di firil waa Tiwaawoon gàmmu na Tiwaawoon lu mu bone ñaari at avant 1902 parce que suñu maam ki nga xam ne mooy borom jaamal le fondateur de l'école jaamal en 1910 moom dafa nekkoon foofu ci Kakkoon ngi ci côté Tiwaawoon Kakku Kaaj Bakke man dem naa fa d'ailleurs boo demee fa la nekkoon moo après 10 kilomètres ak Tiwaawoon moom ak suñu maam Sëriñ Mbàkke Bousso dañ daan toog par mercredi wala jeudi di toog di waxtaan ci wàllu xam-xam suñu maam joojulee borom jaamal Alaaji Ablaye Cissé assisté na gàmmu Tiwaawoon ñaari at bala mu ñibbi Tuubaa en 1900 donc de toute façon suñu maam Alaaji Malick Sy loolu moo doon quintessence gàmmu fexe ba nit ñi daje taalibe yi daje ñu waxtaan ci diine waxtaan ci le prophète waxtaan ci li nga xam ne moom lañu mooy tax société bi avancé moo tax mooy diine ji gën a avancé ba bët set ñu ñaanlante joxante na doo diben loolu la woon moo tax comme mission benn la ji nga fii ba nga yegg bundu balaa ngeen gàmbi mission daara yi benn la jàngal nit ki tabax ko rek préparé mu nekk muy jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo ñaq di mooy tandi ko jëlloo moomul donc mission boobu moo tax léegi daara ci mu multiplier beneen moo di ne bu ñu fàttali ne suñu maam Alaaji Malick Sy ak suñu maam Alaaji Abdoulaye Niass dañoo nekkoon ay contemporains di dundandoo d'ailleurs ñoom ñaar ñoo faatu même at en 1922 même at nekkoon ñu xamante di demlante loolu moo tax gàmmu yi léegi fu nekk boo demee jaama ñu ngay gàmm Daaru Salaam ñor ñu nga jàmm parce que Ndiassane ñu ngay gàmm waat donc parce que mission benn la risala bi benn la mission benn la comme nag mu ngi mel ni rek nga am benn forêt bu yaatu
bëri ay gaynde ay jaan ay jiit li nga bëgg ko setal da ngay dal fii Cheikh Tidiane dal fale Sëñ Abdou Daouda dal fale ku nekk daal di bay ba mu set loolu moo na esprit confrérie yi ak esprit kër diine yi mais en réalité benn mission bi la benn objectif bi la ñoo bokk lu ñu bëgg ñu bokk lu ñu liggéey moo tax waru am benn différence seen diggante mu daal benn tool bi la ku ne da ngay bay sa waar. benn tool bi la ku nekk bay sa raar voilà c'est bien résumé c'est important. jërëjëf Djim Dramé waxoon naa leen ci njëlbéen gi ne waxtaan wi dina am solo. gëstukat la ci IFAN et je pense que loolu bëri leer na suñu bopp. waxtaan yu mel nii nag gars yi dañu koy soxla amoon nañu mbégte Djim Dramé di la dalal. man maa gën a kontaan jërëjëf. di nuyu di vraiment di nuyu ñi doon sitaan yëpp nag. jërë ngeen jëf ci bis bi. jërëjëf l'enseignement arabo-islamique au Sénégal le Daara de Koki édition Harmattan ñoo ko édité professeur Iba Der Thiam moo ko préfacé woon ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko aljana donc le livre est disponible ci librairie nekk Sénégal voilà donc bu ko bëgg nga dem doxantu ci librairie moo xam Harmattan wala beneen librairie boo xam ne rek da nga fay faral di jënd ay livres je pense que c'est important même bitim réew sax même bitim réew ba Amazon ak voilà ci yeneen point de vente yëpp boo demee di nga ko fa fekk en tout cas Daara Koki ñi mu tàggat bëri na Cheikh Tidiane ñu ko ñu sànq Serigne Mbuub misaal la ci Fass Touré également sëñ Hadi borom xam-xam bu sell ba moom it daaraam ñi fa génn bari nañ ci ay kàngam Abdoulaye Dia Sénico c'est un peu produit ci daara gis ngeen lu muy def ci alquran buñ ko doon lim fii ba suba du jeex moom mii di Djim Dramé nekk une fierté nekk IFAN te IFAN como du fa jaar n'est-ce pas Daouda dañ koy seen rek ñun suñu genre bi dañuy seen fële IFAN ndax gëstu bu am solo na ngeen ñëw na ngeen ñëw xam la ñuy def non dinañ ñëw def reportage mais doon chercheur lañ ne yombul liggéey la c'est un travail de longue haleine en tout cas ñu lay jaajëfal bu baax Djim Dramé di la ñaanal itam waaye di sàkku ci yow ñaan inshallah ci mawlid gi ak weeru sell bi ñu nekk téléspectateurs yu télévision Futurs Médias tey 7h la ñu démarré ndaxte ñi ñu waroon a àndal ci émission bi ku ci mel ni Chérif ak Mortala la ñu dem gàmmu ji te yëgaluñ ñu ko xamoon nañ ci buñ toogee dinañ siiw Mortala dafa dem gàmmu ji Chérif dem gàmmu ji